ko waxee tey dañu jógoon pour vraiment lancer programme bu nga xamante ne si moom lañ tuddee dooleel jigéen parce que ku si nekk xam na jigéen ban taxawaay la am ci société bi donc ñun ñu nekk ay acteurs politiques gis également après jeunesse bi taxawaay bu am solo bi ñu taxaw ci suñu wet jigéen ñi aussi am taxawaay bu am solo boo xam ni ñun dañoo jàpp ni war nañ dem tey vers l'autonomisation de la femme te bokk nañ ci ñi nga xam ni gëmuñu ni politique bi nga xamante ni si moo xew mooy maanaam bu élection jotee wala veille bi ñu dajale jigéen ñi ci ay kuréelu téeméer wala juróom fukki jigéen di leen séddale maanaam di mel ne ku leen xëpp maanaam comme ni ko sama xarit yi waxee sànq di mel ne ku leen di xëpp dugub parce que boo fekkee téeméeri jigéen nga jox leen juróom fukki junni dama leen di financer je pense que kooku mën naa bañ a aboutir si lenn ñu def si nag benn jàngat bi mooy depuis ñuy constater façon wu jàppale jigéen boobu gisuñu ci benn groupement yi nga xam ne nemmeeku nañ leen ci Louga kenn maanaam ku ci émerger wu wala koo xam ni am na ci taxawaay boo xam ne tey jàpp nañ ni kuréel gi war na mën a daw ak ay laafa moo tax ñu ne ñun war nañ am ay xalaat yoo xam ne war nañ taxawalaat maanaam diggante politicien bi ak jigéen bi parce que ku si nekk xam na mobilisation jigéen bi la dem meeting jigéen bi la élection également jigéen ñi ñoo ci man donc ñun su fekkente ni si effectivement bëgg nañu répondre ci attente wala aspiration wala tontu baat boobu nga xam ne mooy politique war nañ accompagner jigéen ñooñu de manière vraiment durable dooleel jigéen nag nekkul projet boo xam ne dañ ko def à la va-vite projet bu ñu réfléchir la mûrement boo xam ne également dañ ko étendre ci 5 ans objectif bi ñu am d'ici 5 ans mooy que Louga ñu créer fi ay jigéen ñoo xam ni ay entrepreneur la ñuy doon à base des produits yi nga xamante ni dañ koy transformer donc ci biir liggéey bi ñun ñoo am ay partenaires ak sunuy ñoo xamante ni si vraiment sunuy jigéen lañ ñoo xam ne dañuy liggéey ci wàllu transformation nekk ay formatrices nekk ay professionnels dégg nañ leen léegi ku ci nekk bi mu jëlee kàddu wax yu am solo yi mu wax ñun ñooy jël en charge toute la formation bu ñu jëlee en charge formation ba noppi joxuñu kenn xaalis mais dinañ fexe ba groupe bu ñu secteur bu ñu am suñu nit nekk fa ñu former la même su dul suñu nit parce que li ñuy wax tey ci développement la dinañ fexe également jox la jumtukaay maanaam jox la matière première boo nga xam ni da nga ci mën a def commencer sa production nga mën a commercialiser mais également dinañ la dimbali encadrer la ci wàllu marketing parce que jàpp nañ ci ñu si bari ñi ngi am projet yu am solo mais ci marketing balay sooxe ba nit ña duñu xam projet ba lu mu undu wala produit ba ñuy jaay lu mu undu également dafa am volet marketing bu am solo dafa am également suivi boo xam ne dañuy de manière périodique 3 mois yu nekk dinañ def tournée bu mag ak lu ñu am ci ay secteurs yoo xam ne formé nañ leen doote leen jumtukaay yu mën a liggéey dinañ dem ci secteur benn bu ci nekk maanaam xayma ci ñetti weer yooyu parce que comme li ma wax am na planning am na fiche boo xam ne mooy fiche de travail lépp loo produire dinañ ko xam mais également lépp loo jaay dinañ ko xam ñu mën xool ci 3 mois yooyu secteur sàngam ci doon def savon wala mu doon def épice wala mu doon def pâtisserie parce que dañuy wax ni 8 modules la ñu am donc modules yi bari na donc ñi def céréales ñi def bari na 8 modules donc bu ñu xaymaa ñetti weer yooyu si lañ mën a sukkandiku pour xool jigéen ñooñu ana nan lañ jàppe projet bi ba xam takku nañ ci ba xam am nañ ci pas-pas par rapport ak taxawaay bi ñu ci am na également lu ñu tudde buñaa mooy maanaam ñi nga xam ne nag tey ji bu fekkoon dañ leen joxoon ñu déparé ak fukk bu fekkee def nañ effort ñetti weer yi dañ leen jox fanweer pour ñoom ñu continuer waaw mais Alioune Badara politique yi nga wax ci la bokk mais également politique kenn mënu koo taxale ak développement donc communication bi am na ci solo dem ci plateau yi am na ci solo wax comme yàlla ñun la dénk kàddu bu nga xamante ni si moo gën a fort moo gën a kawe wax pour sa population ci la bokk mais également accompagner leen ci ay projets de développement également jàpp naa ne mënul ñàkk waaw mais c'est très loolu moom je pense que jërul ma koy wax yow mën nga si indi tontu ñi fi nekk mën nañ ci indi tontu au delà de ñi nga jàpp sa xel muy ay leader jàppale nañ leen ci passé bu récent donc loolu moom kenn wéranteetu ko àdduna xam nañ ko
mais au-delà de ces leaders am na ay nit ñi nga xam ni dañu àndoon ak ñun ñu former leen malgré dañ koy wax malgré notre jeune âge on a eu à former beaucoup de jeunes leaders ñoo xam ne tey jii ñu ci bari suñu fierté lañ buñ leen gisee ñoom ñuy incarner leadership donc loolu mbégte bu mag a mag la doon si ñun amuñu ci benn regret xam nga maanaam état bi moom mooy ci liñ doon nekk di liggéey parce que processus la continuité la donc continuité bi ci lañ nekk tey xëy na bërki démb ñu ngi woon ci mobilisation ñu ngi woon ci accompagner jeunes yi ñu ngi woon ci communication ñu ngi woon ci vraiment porter la parole des sans voix porter le combat des populations mais tey dañuy wax développement la donc c'est un processus continuité la amul lenn lu nga xamante ni si def nañ ko te bokkul ci li nga xam ni moom méngoo ak politique la amul benn critère woowuñu sax ñu ànd ak ñun kese yaa ko wax ci sa biir wax dégg nga intervenant yi tey 11 quartiers yi composé Louga quartier bu ca nekk am na ay jigéen ñu fa bàyyi ko ñoo xamante ni si ñun danañ dellu ci seen quartier yooyu danañ leen former danañ leen jox jumtukaay donc amul xaj ak seen li ñuy def jigéenu Louga lañ ko defal parce que nee naa la dañu ñaan suñu borom fii ak juróomi at maanaam projet bii ñu taxawal tey le 26 juin 2022 mën a jur ay jigéen ñoo xam ne entrepreneur la nañ ko transformation la mooy produits locaux comme wax nañ ay module la dégg nga ni ko suñu formatrice bi présenté y a 8 modules savon ñoom xëy na dinañ leen jox si kàddu ñu def présentation technique bi ñoom ñoo ko mën xam mais 8 modules la mën naa ko wax am na épice am na pâtisserie am na mbiru saabu am na sirop am na jus am na céréales donc bari na ay mbir yu nga xam ne ñu ngi ciy biir te loolu lu ci am solo mooy benn bu ci nekk eau de javel benn bu ci nekk benn sénégalais du xëy suba te utiliser wu ko te ñoom dañu gis expérience boo xam ni ci seen kuréelu jigéen ñooñu rek déjà première réussite bi foofu la nekk parce que bu demee ko saabu nga xam ni jigéen bu nekk weer wi li ngay utiliser ci saabu lu mu néew mën na wees 3000 francs donc ñoom bu ñu nekkee 50 kenn ku ci nekk valeur yu 3000 francs nga jënd ko ci savon rek je pense que mën nañ sax bañ a génne seen produit donc loolu question non man maa ngi ci toujours Benno Bokk Yaakaar génn ma Benno Bokk Yaakaar je représente le parti Rewmi à Louga donc je suis membre à part entière de la coalition Benno Bokk mais loolu dañu ñu si à Louga nous ne sommes pas d'accord ci liste bi fi nekk kooku jëruñu ci dellu si notre position n'a jamais varié fu ñu jëm mooy li ñu jàpp ne yaakaar nañ ni moo ëpp taxawaay ci liste yi taxaw ñoo ngi waxtaan ak ñëpp mais effectivement loolu am na dugal nañ bataaxal boo xam ni dañu jàpp ci budget 2022 bu Louga nga xam ni budget bi mi ngi toll ci 2 milliards 130 millions ñu tas ko ci investissement ak fonctionnement investissement mi ngi ci 1 milliard 16 millions déjà loolu lañ njëkkul rafet bi ci ñaari milliards bu ñu ko nattalee dëkk nga jël maanaam milliard bi ak lu topp ni da nga koy def ci sa bopp mooy maanaam sa fonctionnement lu may def ba am carburant lu may def ba fay salaire lu may def ba et cetera li nga xam ne moom la ñu war a tabaxee dëkk bi war ci defar lamp yi war ci defar tali yi n'est-ce pas nga jox ko cër bu ndaw ba tey loolu sax amul solo mën nañ ko jàll mais li yéeme mooy ci ñaari milliards yooyu nga xam ni tey jii 523 millions moom mooy investissement ci montant bi ma la wax nii est-ce que xel mën na nangu commune Louga li muy fay ci ay salaire daanaka jege na genn wàllu milliard maanaam su ma yemee foofu rek pour bañ a dugg xëy na ci lettre bi mooy maanaam objet wu lettre boobu ñu bëgg tamit tudduñu kenn accusé wuñu kenn dara mais nag dañoo nekk ay conseillers dëkk bi fal ñu pour ñu saytu alal ji ñu joxe ana nan lañ koy jëfandikoo ñu ni daanaka genn wàllu milliard boobu ñu laaj nan lañ koy fay parce que dafa am ñu tuddee personnel temporaire mooy ñi nga xam ni kenn embauché wu la dañu am ay contrat yoo xam ne CDI la tudd maanaam juróom benn weer ñu jox la contrat mën ko renouveler benn yoon ñooñu bi ñu xayma daanaka ñu ngi consommé lu ëpp 212 millions loo xam ne tey bu ñu defee ratio même ville de Dakar nga xam ne mooy capitale du Sénégal jàpp naa ni pourcentage bi toll noonu defu ko salaire bi ñu xaymaa nit ñooñu ñu demaat ba xuus
ñu gis ñi nga xam ne ñooy bale mooy personnel temporaire de nettoiement daanaka ñoom li ñuy consommer ëpp na 150 millions li ñu leen di fay boo ko daggee par weer ëpp na fukki millions ak juróom wala fukki millions ak ñeent te ñooñu ñu tuddee ñuy bale personnel ñu kii mais personnel nettoiement temporaire salaire bi ci ëpp mënul weesu fukki junni donc fukki junni yooyu boo jëlee 14 millions par weer yi ñuy fayee nga séddale ko fukki junni mooy salaire bi gën a rëy te jàpp naa ne ñi si ëpp amuñu maanaam commune Louga ci ñuy bale amuñu contrat amuñu CDI nga xam ne nekkuñu personnel permanent salaire yooyu may wax ñu ngi ko logé ci compte bu ñu tuddee 65 110 ñi xam budget lecture nomenclature budgétaire danañ ko xam 65 110 boobu 65 110 boobu ñooñu di bale ñu am contrat à durée renouvelable daanaka ëpp nañ jege nañ 300 personnes ñu ni 300 personnes yooyu ñu wax ni ñooy bale ci Louga mais dañoo bëgg ñu identifier ñu ñan lañ dañoo bëgg maire bi ak bureau municipal am wax ñu 300 personnes mooy ñetti téeméeri nit yooyu maanaam fan la ñuy bale parce que ñun ñi ñu gis ñuy bale Louga ay la yéwén matuñu fanweeri nit te chaque jour ñun ci centre ville bi la ñuy nekk ñoom la ñuy gis ci jamono boobu dafa am ñaari structure yoo am solo muy UCG ak FERA yoo xam ne dañuy jàppale commune ci wàllu set ak mbalit ñoom dañuy jox commune bi maanaam main-d'œuvre jox ko matériel parce que foo xëyee UCG ngay gis ci kii yi gis ko ci poubelle yi gis ko ci oto yi donc ñooñu contribution bi ñuy def ñu bëgg a chargé waat Louga ci mu toll noonu ci ñu ñuy fay ci salaire ñu dem ci nettoiement dafa jéggi dayoo ñu am également ci yeneen service yoo xam ni mënuñu peut-être lettre bi mooy suñ ko jëlee branche par branche mooy dem ba toll ci 393 millions moom laa la wax daanaka genn wàllu milliard boo xam ni dafa dem ci salaire ak ci charge personnelle loolu également bëgg nañ interpeller ci le maire mu leeral Lougatois yi alal jooju ñan lañ koy fay parce que ñu bari nag li ñu jàpp mooy ñu koy fay ay militants la